auzubillah mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi di leen nuyu yéen ñëpp di am mbégte bu rëy ak fierté dajeek jigéen ñu jomba ñaaw ñi nga xam ne ku ci nekk fa nga jóge am taxawaay bu am solo ci gox ba nga dëkk ak jigéen ñi nga àndal di liggéey bu am solo ci Sénégal di participer bu baax ci développement réew mi kon ñi leen di nuyu di leen sargal di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw bu baax a baax fierté bu mag la am tey nag recevoir leen d'abord en tant que jigéen nga ñëw fii ministère de la femme mais recevoir aussi en tant que femme leader aussi damay wax rek toujours nee naa jigéen ñi moom ay jàmbaar lañu parce que seen taxawaay ci réew mi kenn na table ko ci liggéey bi ngeen di liggéey ak jàpp bi ngeen jàpp ci développement réew mi ak jàpp bi ngeen jàpp ci économie réew bi ak jàpp bi ngeen jàpp seen biir ay kër seen ay njaboot ak seen ay doom di jàppale bu baax askan bu baax a baax kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen féliciter yéen ñëpp di leen encourager di nuyu nag sama frère Thiongane bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm sama remerciement ak DG Thiongane am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem parce que lu ma nekk mu nekk ci ak man lu mu bëgg ci moom mu yombalal ma ko mu xam ne ñoo bokk lu ñu bëgg ci réew mi ci jàppale jigéen ñi ci jàppale askan bi mu nekk ci liggéey lu am solo kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo ko fi teewal sama frère Moussa di ko sant moom bu baax di ko nuyu di nuyu Maymouna mi yor réseau Dakar bi di nuyu jigéen ñi fi teew ñëpp képp responsable daal ci réseau bi maa lay nuyu baax di la sant baax di la gërëm xam naa jégul naa ci tardé depuis 11h laa waroon ñëw mais embouteillage yu ma xaw a téye ak coono bi waaye waxtaan rek moom moo tax ma woo leen waxtaan ci réew mi parce que defe naa Sénégal bu ñu wax Sénégal jigéen ñee tax ñu koy wax parce que en première li ñoo nekk ci lépp rek ñoo ci nekk tey bu ñu jógee ci nga xam ne moom mooy doxal am réew ci plateforme bi nga xam ne programme développement bi nga xam ne président moom la teg bu ci nekk rek boo ci xoolee jigéen ñi gis leen ci biir tey bu ñu waxee santé tey jii defe naa jigéen ñee tax ñu wax santé parce que non seulement ñoom seen wér-gu-yaram dafa am solo waaye wér-gu-yaram seen njaboot tam ñoom ñoo nekk au cœur parce que boo yoree sa njaboot tey ku ci am benn dara lu ko metti rek yow la njëkk a woo bu dee jëkkër ci yow la njëkk a ñëw bu dee doom ci yow la njëkk a ñëw bu dee njaboot gu ne ci biir kër ku mën a doon rek su amee lu ko metti ci yow lay ut si kon bu ñu waxee santé programme santé développement réew santé ci réew mi defe naa jigéen ñoo nekk en première ligne waxuma nag personnel de santé bi nga xam ne bii ñoo nekk ci gox gu xaat di ci liggéey te boo demee dans les hôpitaux dans les centres de santé ñi ci am solo yépp ña fa taxaw ay jigéen lañu d'abord ci personnel de nettoiement bi commencé ci suuf ba jëm ci kaw personnel santé bi yépp boo ko xoolee jigéen ñee ci ëpp ëlbatiku nag ñu ne bàjjenu gox yi di jouer rôle bu am solo ci réew mi commune boo dugg Sénégal rek jigéen ñaa fa takku di accompagner ñi nga xam ne nekk ci kër yi ak jafe-jafe ñu am ci li nga xam ne moo concerné santé ak positionnement ci biir kër yi kon jigéen ñi moom au niveau de la santé defe naa ñoo ko en première ligne te boo ne éducation jigéen ñee ne en parce que doom yi ñooy jàng école te boo xoolee boo xëyee suba sa doom bu amul léegi ku mu koy laaj yow la koy laaj amul paas ku muy laaj yow lay laaj paas bi xale yi si bari sax léegi sax bu ñu demee sax tey parents d'élèves boo demee ay jigéen nga fi gën a bari bu ñu jox rencontre parents d'élèves boo demee jigéen nga fay fekk kon suñu éducation doom ñun la concerné ndax olof dafa naan wax naan doom ju baax mooy yaay ju baax mooy jur doom ju baax jigéen ñee nekk à tous les niveaux kon yéen dañoo war a sargal fi mu toll dañoo war a jàppale dañoo war a dimbale dañoo war a gis xam seen taxawaay ñu renforcer ko bu baax a baax loolu nag son excellence monsieur le président de la République di ci liggéey lu rëy xam ne jigéen ñi ku leen jàppale réew mi dem le Sénégal ne peut pas être un pays émergent sans les femmes l'émergence est féminine parce que jigéen ñi ñoo yor émergence su réew mu xam ko nag bu baax réew mi nag am na mu tëddee ni mu tëddee mooy dañoo fal suñu président de la République jox ko mandat wóolu ko ne ko yow la ñu bëgg nga def diriger suñu réew pendant 5 ans
juróom at yooyu na ma koy doxal booba léegi di ko def kenn lay kàttanam ci lu baax ak bëgg réew mi jëm kanam boole ko nag ak vision boole ko ak dal boole ko ak bëgg jàmm boole ak bëgg réew mi bëgg itam développement bi jàppale jigéen ñi à la base def social bu am solo su ñu duggee ci programme sociaux yi tey defe naa programme yépp jigéen ñi tax ñu def ko tey ne bu ne PUDC jigéen ñi la bu ñëwee bu sécurité familiale jigéen ñi la bu dee CMU jigéen ñi la bu ñëwee carte égalité de chance jigéen ñi la yooyu yëpp président tëgg ko mu nekk loo xam dafay jàppale jigéenu Sénégal suñu président nag ñu bëgg nag mu am jàmm ñu bëgg mu liggéey ci réew mi liggéey boo xam ne bi dafay set wecc kenn bañ ko gàllankoor xam naa c'est normal parce que on est en politique dañuy wax ku ne da ngay wax li nga bëgg ak fi nga bëgg a dem mais ñun ñi nga xam ñoo nekk au cœur du Sénégal ñoo xam li ñu bëgg ak fi ñu bëgg a dem ak ndax lañ ko bëggee te buñ ko bëggee rek mën naa nekk nit mënoo ko may baat ba rocc ci làmmiñ ba outils yi nga xam ne président moom la soxla ci réew mi pour ko doxal ñun ñoo ko war a jox. on est en démocratie démocratie mooy suñu falee nit dañ koy bàyyi mu liggéey may ko jàmmam may ko salaamam jox ko outils yu mu liggéeyee su paree 2024 bu ko képp ku bëgg a nekk candidat nga yëg sa loxo nga bëgg a nekk candidat ku ne xool ka la neex ak looy proposé réew mi jox la ko nga dem nga liggéey waaye réew mi war ñoo nangu kenn ku ko jaxase war ñoo nangu kenn koo xam ne da nga war a ñëw ci réew mi déstabiliser ko parce que du suñu intérêt benn suñu intérêt ñu jigéen ñi mooy réew mi apaisé suñu intérêt mooy réew mi am jàmm suñu intérêt mooy réew mi jëm ci kanam parce que bu jëmee kanam ñun la jëmal kanam parce que bu coono bi amee ñun ñoo ko njëkk a yëg suñu ay doom ñoo ko njëkk a yëg te ñun ñoo gën a sonn ci coono bi ñun dañoo fragile kon def naa résilience bu jigéen ñi war a am nga xam ne choc yëpp bu ci ne bu ñëwee suñu kaw lay dal Covid bee ngi nii Covid baa ngi nii 2 ans yi ñu am Covid yëpp defe naa ñu gën impacté ci Covid bi ñun jigéen ñi la. nee naa monsieur le président son excellence nee naa ko monsieur le président jigéen ñi da ngeen waroon beral seen enveloppe bopp dinañ ko joxal seen bopp parce que jigéen ñi nag ñoo gën impacté. ñoo gën impacté parce que kër yi tey jii góor ñi moom bu liggéeyiwul rek toog ci biir kër gi rek yow jigéen ñi am nga coono dina la xas dina la dóor dina la violenté parce que c'est normal parce que góor moom bu mënul lu mu war a mën rek foog mën a xat deret loolu mooy premier impact bi nga xam ne moo am si jigéen le fait que góor ñi mën a tam dem mën ci mu dikk toog ci biir kër gi nekk yow ak njaboot gi ci biir kër loolu impact bu am solo la parce que ñun jigéen ñoo ko subir économiquement aussi ñu c'est parce que on est dans l'informel jigéen boo gis Sénégal rek am na lu muy yëngu mais c'est pas formalisé demul amul outil amul loo xam ne dina ko mën a permettre su amee benn choc ci moom rek daf koy faagagal loolu président xam ci bu baax a baax di ci liggéey lu am solo ñu di woon fi ay financement pour jàppale jigéen ñi la ci Covid bi ànd ko IMSEC doxal ko ci Sénégal ci quelques régions yoo xam ne gën a impacté waaw kon ñu indi fi 500 millions jox jigéen bu ne 500000 mel 250000 lebal 250000 loolu defoon nañ ko fii xam naa laalu ñëpp mais incha allah dinañ fexe ba képp ku ci war am ci. donc tey woote bi nag woote jàmm salaam rek la dañoo jëm ci élection locale jëm ci élection yoo xam ne élection yu am solo la ci réew mi parce que maire yi gox yi politique état bi la ñu wàcce ci askan wi ñu war tànn suñu maire gox ku ci nekk président mënu wàcce rek ci askan wi ku ci ne mu def ak yow mu wax ak yow dafay teg collectivité territoriale collectivité mooy décentralisation acte 3 de la décentralisation mooy toutes les politiques publiques doivent être décentralisées à la base dans la communauté à la nit ñi nekk ci askan wi ci suuf ku ne yëg sa bopp ci li ñuy liggéey enjeu bi nag nekk dans la région de Dakar enjeu bi fii la nekk parce que c'est normal c'est une capitale région de Dakar fii la capitale bi nekk fii la coow li nekk fii la wax ji nekk ñu gëm suñu président di ko bëgg a jàppale nag bëgg ñëpp jàppale ko bëgg ñëpp gunge ko ba li mu bëgg mu am ko ci réew mi mu mën a liggéey eggale yéeneem ci Sénégal mu yéene bu rëy nag mu def ci lu rëy loo xam ne benn président def ko Sénégal kenn kon ñu bëgg ñu jàppale ko pour que outils yi mu am institution yi fi nekk ñu jàpp ne institution outil de travail la pour Sénégal président teg ci loxoom mën ko liggéey ni mu ko bëgg a liggéeyee tey man en tant que ministre de la femme ma yaakaar si jigéen ñi te nit nag booy dem marché la nga am nga yóbbu
man su ma ne dama nga liggéey dama nga waxal sama gëstoo jigéen ñi laa war a waxal te ba waxee jigéen ñi yéen laa war a njëkk a waxal parce que organiser ngeen ay jàmbaar ngeen ay kenn ku ci nekk ci yéen am nga mbooloo mu am solo bu ne sa ginnaaw loolu moo tax ma woo leen ci jàppale président woo leen ci jàppale liste président ci Dakar particulièrement département Dakar parce que fa la coow li nekk fa la wax ji nekk ñu bëgg réew mi am jàmm dal Dakar dal parce que Dakar bu dalu Sénégal yi perturbé Dakar bu dalu réew mi yëpp te ñi fi nekk di ut répp yëpp ñu ci bari ut réew mi ut commune ñoru leen li la ñor mooy déstabiliser réew mi mooy déstabiliser président ba du am jàmm ba du tal liggéey bi mu war a liggéey te bu réew mi déstabiliser ñu ñëw ci jiitu moo tax ma woo sama moroomi jigéen ñi pour ñu jàppale listu Benno Bokk Yaakaar ci département Dakar ak région Dakar parce que bu ñu ko defee jàppale wuñ kenn suñu président la ñu jàppale pour mën a liggéey pour mën a taxawaay mën a dëgër pour mën a am ndam pour que li mu yéene ci réew mi egg ci askan wi parce que askan wi moom moo am solo parce que Sénégal li ma ko waxee rek famille yi bu ñu épanouir bu ñu am lu ñu bëgg du ñu dem jamais vers l'émergence. li tax améliorer suñu ay conditions de vie parce que nit soo nekk sa biir famille da nga war a mën a sa bopp mën a demal sa bopp ñëmal say doom di dund di dem di ñëw di lekk ni nga war a lekkee di solo ni nga war a soloo di dem faju boo war a jàngi dem jàngi loolu nag vision boobu nag président moo ko am te nañ ko jàppale donc loolu moo tax ma woo leen pour ñu waxtaan. deuxième point bi ma leen di wooyee mooy développement mooy déjà IMSEC loolu lay def loolu lay liggéey xam naa ñu bari mosu ñëw ministère de la femme mais fii dañu fi am outils yu bari yoo xam ne pour jàppale jigéen la pour renforcer jigéen ñi pour dimbali leen parce que jigéen dañu nekk ci dans l'informel ñu ci bari formalisé wuñu ñu ci bari ñu ngi yëngu dara te amuñu ay këyit ñu ci bari ñu ngi dara te tey jii boo leen bëggoon jàppale sax doo xam ne jàppale leen ñu tàmm am ay financement yoo xam ne finalement boo xoolee jeexital ba du am njariñ parce que bu la joxee IMSEC moom du ma weddi Moussa Ndiaye tey jii bu ñu évaluer def xoolaat tey jii li ñu def ci alal ci Sénégal ci jigéen ñi ay milliards la yu baree bare waaye tey booy xool tey boo demoon tey di ko xoolaat ci di ko gëstu ci benn dëkk di évaluer doo gis en fait impact bi parce que da ngay am soxla sa biir kër am say problème ñu lebal la xaalis nga faje ko dugal sa biir kër faje ko sa soxla parce que da nga am ay jafe-jafe loolu nag li ñu bëgg nag ñu jógee foofu nag dem vers l'entrepreneuriat des femmes dem vers des unités de transformation xam jigéen dañu ci mën a liggéey am solo dañu mën a liggéey ba am salaire boo xam ne dañu fay ko seen bopp te kenn du leen jàppale ñu am fi nag projet yu am solo yoo xam ne dans chaque département du Sénégal ñu am fa unité de transformation yoo xam ne li ñuy liggéey ñi nekk ci céréales ñi nekk ci fruits et légumes ñi nekk ci yeneen services yi ñu regrouper leen ci ay coopératives yoo xam ne dañoo mën a liggéey ànd ko lënkoo ko ak ñëpp koo xam ne da ngay liggéey pour jàppale jigéen ñu lënkoo ko ak yow pour ñu am financement bu am solo ay milliards yoo xam ne ko bëgg a dugal ci jigéen ñi pour que ñu am liggéey am xëy tey jii bu ñu amoon tey usine boo xam dafay def fii si Diamniadio boo xam dañu ko tuddee suñu jus Sénégal ñaata jus moo fiy dugg ñaata jus moo dugg Sénégal fu ne la jus di jógee raneek xaw ma lan ak lan ak lan xamoo sax ñu koy defaree ñun amoon suñu jus def suñu bisaab ba mu baax defu ci emballage bu baax di ko def si ak di tax beeg di njeer beeg yëpp def ko jus yoo xam ne usine moo koy fabriqué yoo xam jigéen ñoo ko moom bu ñu xëyee suba ñii di fi liggéey nga xam day def jus bi dañ ko mën a lekk fii Sénégal dinañ ko mën a consommer au niveau Sénégal mais consommer ko au niveau régional et sous-régional foofu la ñu bëgg a jëm ak jigéen ñi parce que loolu mooy vision bi léegi au lieu de donner des petits financements yoo xam ne financement yi ndaw wax naa ko IMSEC keroog wax naa ko DG keroog ne ko financement yi ndax jigéen ñi vraiment arrangé wu leen parce que foo xoolee da ngay obligé di ci nekk tout le temps doo ci jigéen parce que demuloo te financement ba ji nga jàppale jigéen au début mun a dem mais dafa war a mën demal boppam après te bu demal boppam après nag loolu mooy liggéey bi nga xam ñooñu war ñun en tant que ministre de la femme mais ñu war on tamit en tant que organisation boo xam ne dañuy soutenir jigéen ñi ci seen développement donc loolu la ñu ubbee waxtaan bi delluwaat leen kàddu gi di leen sant bu baax di leen gërëm di leen remercier pour bañ a guddal trop wax ji dañu tànn quelques personnes rek ñu wax ñu xool ba xam naka la ñuy defee parce que surtout nag ñu nekk département Dakar ñu jël kàddu wax après ñu jox yeneen département yi ñoo comme bureau d'Alifort bi agence d'Alifort agence CPS agence Bambilor ñu jox leen kàddu parce que ñoom ci région Dakar la ñu bokk mais nañu privilégié mais mun a région département Dakar ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk di fi liggéey pour déglu leen ba xam seen ay jafe-jafe ak seen bëgg-bëgg maa leen sant bu baax di leen gërëm merci beaucoup. tamit nuyoo directeur général nga xam ne moom yu bëri lu xew ni day bëgg a fekkee
mais ñëpp xam nañ ne moom tam agenda am dafa métti mais su jigéen ñi teewee rek ñu teew mu mel ne teewal nañ IMSEC bi yëpp di wax ne ministre ñu ngi am mbégte ci invitation bi ñu invité fii nii pour waxtaan ak ñun parce que loolu rek mooy politique jege nit ñi ñi la dénk ngay waxtaan ak ñoom di xool seen bëgg-bëgg di xool nan ngay satisfaire ñoom seen bëgg-bëgg te def naa loolu la président sant te yaa ngi koy doxal jigéen ñi ñoom kontaan nañ ci yow te def naa suñu jëlee kàddu dinañ ko waxal seen bopp. IMSEC nag nga xam ne ñun ñoo ko fi teewal ci programme ak politique bi état bi teg rek ci la nekk di doxal parce que ñëpp xam nañ ne statistiques yi wane nañ ko ñëpp wax nañ ko Sénégal kenn mënu ko développer te jaaroo ci jigéen ñi parce que ñoo ëpp ci dëkk bi ñoom ñoo yor xale yi ñoom ñoo yor éducation xale yi ñoom ñooy toppatoo xale yi ñun ñëpp jaar nañ ci ku amoon soxla sooy jàngee soo jubal see sa yaay ngay jubali ji doo mus a dem ci sa pap mu la koy fajal di la topp di la def ba yàlla def nga xëy nekk kilifa kon xam nañ jigéen ñi rôle bi ñuy jouer ci société bi kon képp ku leen jàppale rek société bi nga jàppale def naa loolu kenn naatableegu ko. IMSEC nag c'est d'abord une mission parce que ministre wax na ko ñun on a très tôt compris ça moo tax ci suñu mission ñu ne ñun de dañuy jàppale di financer ñëpp mais jigéen ñi d'abord principalement les femmes et les jeunes parce que ñaari pàcc société yooyu lañ jàpp ne ku leen jàppale rek yaa ngi liggéey ci développement. biñ ko commencé nag suñu directeur am ci vision bu leer te def naa vision bi day méngoo rek li ministre wax mooy vision wu IMSEC mooy dafa bëgg a liggéey pour la promotion de l'autonomisation économique de la femme. Je pense que wax nañ ko fépp l'autonomisation économique de la femme ñu ne IMSEC nan la koy defee ñu ne nañu fexe taxawal réseau yi moo tax réseau yi lu am solo la nañu fexe def ay kuréel yoo xam ne jigéen ñi dinañ ci toog di waxtaan seen biir di waxtaan ak IMSEC ñu xool ñoom seen jafe-jafe ci wàllu financement lan la ci wàllu formation lan la ñun aussi ñu mun a wut ay outils yu adéquats pour mun a répondre à ce besoin là et je pense que loolu moo waral tey IMSEC créé réseau des femmes te biñ ko commencé ba léegi ñu ngi def ay formation naam doyul ndax dara du doy lépp loo ci def rek doyul ñu ngi koy def mooy formation éducation financière directeur keroog rek bu ñu échangé dana ma bëgg naa ren suñu commencé ñu xool formateurs yi nekk seen biir ñu fexe nan la ñuy former femmes yi lépp luy transformation en fruits et légumes ak céréales locales donc day rejoindre li ministre wax rek mooy ñu mën a consommer local ñu mun di bay di transformer li ñuy bay di mën di ko consommer di ko jaayante suñu biir di def link ba dem bay exporter def naa loolu mooy vision bi et je pense que l'IMSEC est en phase par rapport à cette vision là. mu wax tamit lu am solo mooy li ñëpp ràññee rek ñu ngi def ay financement mais lan mooy jeexital bi finalement il faut que nit ñi def évaluation parce que au-delà de li IMSEC def man xam naa FNPF FNCF si ma jot a xam ak yeneen programme def nañ ko jël ay milliards jox ko jigéen ñi mais soo defee tournée soo demee day mel ni finalement amul benn jeexital loolu tam def naa beneen chantier la boo xam ne nit ñi war nañ ci liggéey fexe jigéen ñi niveau bu ñu toll ñu jëm leen yëkkati pour ñu mun a am ay micro entreprise je pense que c'est ça la vision aussi IMSEC est en train de réfléchir sur ça te wax naa ko fu peut-être bëgguma jiitu DG ci kàddoom mais bi ñuy mujjee wax dane bëgg na IMSEC ñu mën a am ay champion même su fekkante ne sax du ñëpp ñu mën a am ay champion mooy ñi nga xam ne ay somme yi ñu leen di lebal bëgg nañ xam ñi ci am entreprise ñi ci am liggéey bu dëgër ñu fexe ñooñu nan lañ leen mën a soutenir ba ñu mën a yor ay micro entreprise di mën a développer di employer nit ñi di fay seen bopp di fay ay ñeneen kon loolu mooy vision wu IMSEC ci fi ñu jëm képp ku ci góorgóorlu rek ni ñu ko commencé woon def naa bi ñu koy commencé métti na woon képp ku ci góorgóorlu taxawal sa bopp gëm sa bopp jéem a fexe taxawal lu dal xelu IMSEC dina la accompagner pour nga mun a am micro entreprise di fay sa bopp di am ay employés di fay ñëpp def naa madame la ministre c'est ça la vision aussi de l'IMSEC si loolu la ñuy liggéey te ça rejoint effectivement la vision de li ministre wax noonu si loolu nag ñuy wax ne tey ministre dañ fi ànd ak réseau des femmes Dakar yëpp
wax da ciy wax ak yéene da ciy wax ak xol parce que li mu sekk ak directeur Thiongane la. Au niveau de Dakar dañoo am ñeenti réseau benn bi ñu ci njëkk am mooy réseau IMSEC Liberté 6 bi nga xam ne maa fay chef d'agence bi ki ñuy wax présidente Maymouna Sy mu jiite ko moo nekk nii xam naa dañu ko bàyyi après mu wax ci kàddoom. tant que département Dakar dala ñor nag xëj na su ci waxee moom ci boppam ma bàyyi ko mu tànn ñaar wala ñett ñoo xam ne dinañ ci wax comme ni nga ko bëggee ministre. ñu wax ne beneen réseau bi mooy réseau agence CSP parce que ñun ñu ñuy organiser on n'est pas organisé en département ñu on travaille par zone mais su ñu waxee CSP da nga siy dégg ne Guédiawaye Pikine Kër Massar ak Yëmbal côté yooyu yëpp day couvrir zone yooyu yëpp. soo xoolee IMSEC Liberté 6 mooy couvrir presque 17 wala 18 communes d'arrondissement yi nekk au niveau du département de Dakar je pense que Cambérène ak Hann Bel-Air moo bokkul ci IMSEC Liberté 6 c'est ça qu'il faut le comprendre. donc beneen réseau bi nekk ma wax ne réseau CSP ki ko jiite mooy Maguette Diop def naa mu ngi fi ak délégation am su jëlee kàddu rek dina waxal ñi mu àndal ñëpp. beneen réseau bi ci topp nekk réseau Dalifort nga xam ne ki ñuy wax Adja Diary Niang Adja Diary Niang def naa noonu la juum ma Awa Niang waaw Awa Niang maa ngi jéggale Awa Niang moo ko jiite moo nekk Dalifort moom it incha allah dinañ ko jox kàddu gi mu waxal ñi mu fi àndal yëpp parce que délégation la fi àndal wax ci seen tour comme ministre question yu mu posé rek ñu wax ci loolu xool moom tam li mu bëgg nan lañ ko ci jàppalee. beneen réseau bi fi teew mooy réseau Bambilor ak seen délégation donc réseau Bambilor la Adja Diary Niang jiite noonu la waaw Adja Diary Niang ak délégation. donc moom it su jëlee kàddu rek mu waxal waa Bambilor yëpp may rappeler ne Bambilor mooy Sangalkam Bambilor côté yooyu yëpp moo koy couvrir Rufisque loolu yëpp noflaay waaye ñoom dinañ ko waxal seen bopp moom moo leen représenté. ki nga xam ne nag moo kilife ñooñu ñëpp muy IMSEC Dakar nga xam ne mooy région de Dakar suñ ko waxee ci entendement région de Dakar ki ko jiite mu ngi tudd Awa Sadio Ndiaye sama doom baay boobu. wante ñëpp suñu waxee moom tamit mu jéem a xool rek nu muy résumer affaire yi donc ñooñu ñoo fi teew ci ministre au nom du réseau de Dakar et je pense que suñu jëlee kàddu yi dinañ mën a wax ci yu bëri di wax nag suñu ministre bi ngeen jàppale ko sama xarit ngeen jàppale ko moom sama xarit la. suñu yaay Cheikh Aram nga ñaanal ñu jàkkaarloo nag suñu grande sœur suñu madame la ministre wax ak moom ci li mu bëgg. lépp lu mu am bokk na ko ak jigéen ñi maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant di ko nuyu ci turu réseau IMSEC di jiital nuyoo bi ci suñu président Adja Maymouna Sy may mi nga xam ne wax dëgg yàlla lépp lu mu jiitee bëgg na ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp. man si wax dëgg yàlla fu ma toll ci IMSEC yow laa koy gërëm di la ko sant ndax xam nga sama gën te xam nga sama place te jox nga ma sama place ñu gërëm nag Moussa Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu chef d'agence ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla ñu ko jëlee suñu egg yàlla ko yàlla egg di gërëm Ousmane Thiongane mi nga xam ne gërëm jigéen la ku bëgg développement jigéen la ku mën a jàppale jigéen ñi la kon ñu ngi ñaan ci yàlla fi mu bëgg réseau bi egg yal na ko fi yàlla egg ñu ñaanal suñu président de la république président Macky Sall yal na ko yàlla yokk ndam ci réew mi fi mu bëgg eggale réew mi yal na ko fa yàlla eggale yàlla bu ko dara fa kastal yal na ko yàlla may ndam lu kawe njottam ñu ngi koy ñaanal loolu di ko ñaanal képp ko ànd ak moom ndax ñun ci loolu la ñuy xëy ci la ñuy gont kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla tam réseau bi di ñaanal ñëpp réseau Dakar réseau yi fi nekk yëpp IMSEC yëpp kaw ba suuf cat ba cat maa ngi ñaanal ñëpp ñaan di ñaanal ñëpp xewal
yal nañu yàlla boole defal jàmm yàlla tàppe xol yi li ministre bëgg ci ndeysa yi yal nañu ko yàlla defal ñu ngi gërëm nag suñu chef de agence bi ngërëm lu amul ak Moussa wax dëgg yàlla fu ñu jàppale la fu ñu gërëm yërëm la fu ñu dimbali la di gërëm suñu président di ko beral nuyoo également di gërëm si yow macha allah. xanaa réseau IMSEC li mu am ci yow c'est une première kon dañ koy confirmer nangul la ko sa diggante nag ak Ousmane Thiongaan moo ñu indi lii tey ba ñu toog fii ndax kooku mooy suñu kilifa mu uuf ñu mu boot ñu mu yërëm ñu ku ci nekk gox bi nga nekk bu dee du dëgg na ngeen jël parole ngeen wax ko solal na la fa mbubb boo xam ne ñëpp la nawloo ñëpp la respecté ci liggéey kese ci développement kon kooku tey bu ñu nee ñëw leen wuyu madame la ministre dañ koy def par respect ndax bu jinne bëggee Dakar dégg naa ñu ne ku yéeg da ngay daan moo waral tey suñu jataay bi jàkkaarloo ko yow waaye ba mu defee li muy def ba pare daf ñu teg ci loxo Moussa mi toog ndax léeg-léeg nga yor entreprise jël chef d'entreprise ba teg ko fa te joxul bopp jigéen ñi entreprise ba bu daanoo moom la fii ku fi bëgg dara jigéen ñi ngay waxal ndax lépp a ngi suñu loxo macha allah Moussa boot ñu uuf ñu yërëm ñu suturaal ñu yërëm ñu egg si ñun foo xam ne Moussa fu ñu jëm dañ koy jiital bu dul lool suñu xel du dal li may wax réseau bi yëpp a ngi toog Moussa yàlla na la yàlla bàyyeeg ñun amuñu sax tey IMSEC bu ñu boolee si ak madame le ministre de la femme muy suñu grande sœur nag mu wëlbatiku nekk présidente nationale des femmes ñun de dañuy sawar a ñëw madame la ministre ndax ñun ñoo la soxla woon ñëw fi nga ubbil ñu sa bunt toog wax ak ñun wax ju dëgg wax ju dëgg ju tey moo indi tey bi nga ñu soxla waatee ñu ñëw en masse parce que ñun réseau lañu boo xam ne ay jigéen yoo xam ne développement la ñuy dundee ku ci nekk su ñun commune bi mu dëkk defar na ko ba bu ñu la fa dugaloon tey doo rus si ñun ndax bay si say oom nit balaa nga naan naam danga fay nekk yàlla dimbali nañu ba communes yi ñu nekk fa ñu dëkk nawloo nañ ñu ku ñu dëkkal dimbali nañ la financement bu ñu am dugal nañ ko si commune yépp nag ba dajale jigéen ñëpp ba pare def suivi li jafe ñun ku ñu financé am na suivi ñun ku ñu formé am na suivi bari na ñu indi fii ñun ñoo leen formé waaye ba ñu paree dañ leen jox xaalis da leen liggéey ba pare def suivi man boutique laa yor madame la ministre mais lépp lu fa nekk rek local la ku ma jox ba ñu formé la ma fayal la soo paree dama lay jox xaalis ne la dama liggéey nga liggéey ma ne la indil ko ci boutique bi ma indi tas ko jigéen ñëpp ñuy verser journalièrement ñun du ñu jaay comme boutique yi dañuy xool suñu koñ bi ñu dëkk que fa xam ne néew na doole te jaboot nañu récupérer la indi la ci boutique bi jox la ba pare ngay verser journalièrement bu ñu amee financement accompagner la di jaabante di ànd di la xool lu ñu xewle woo la ñun noonu la ñuy liggéeyee ñun ñu fi toog ñëpp. kon ñun yaakaar naa du ñu fóot suñu bopp ndax saabu du fóot boppam waaye am nañ yaakaar ne képp ku ñu tàllal loxo ñu teg suñu loxo sa loxo ànd nga ak jigéen ñoo xam ne luñ la wax dëgg la fii lu mu néew ku ci nekk plus de 600 femmes mi ngi sa ginnaaw nga canaliser ko maîtriser ko bi ñuy defar suñu ay bilan pour campagne bi ku ci nekk dafa def turu membre am numéro de téléphone am ak numéro électeur xanaa loolu leer na woowuñu benn politicien ne ko suñu membre amul carte d'identité ñoo ko lijjanti suñu bopp mu am carte électeur ñu def suivi ba pare def nag wàcce lépp téye xanaa loolu leer na sant dañ koy def muy Ousmane Thiongaan waaw lum ñu sant ñun dañ koy def te dañ koy def ak fierté def ko ak dëggu parce que dëggu lu mu lalul du ànd ba du yàgg ñun ñu fas yéene ànd ak yow ci dëgg rek mu lal ko dañuy rendre la monnaie tamit ndax da nga ànd ak suñu grande sœur nga teg ko fu ko kenn tegul nga yërëm ko keroog bi suñu yaay génnee àdduna ñëpp dañ doon laaj kii madame la ministre la na nga ñëwee la da nga wan ne nakar bi da nga ko partagé ak ñun kon amuñu sa fay nga wëlbatiku lépp luy dugg wakaam dugaloo intermédiaire sa diggante ak moom kon ñun bu ñu nekkee ci beneen côté muy développement day jaadu ñu jàpp la te ñun ñoo la jàpp te yàlla kese tax la dëgg bi nga ànd ak ñun tax nañu jàpp la fula bi ñu gis ci yow tax nañu jàpp la parce que femme de développement yi dañu autonome ñun nous sommes autonomes ñun lu ñu neexul duñ ci dugg ku ñu gëm ne fi nga ñuy jëmee daf ñuy suuxal du ñu dem kenn mënaluñu lenn lu bari
mais Ousmane Thiongane mënal nañu dara parce que daf ñu épaulé madame la ministre Ousmane Thiongane daf ñu épaulé fii ku fi toog chèque biñ lay jox nit ñi dañuy toog sax naan est-ce que nit dinañ ko jox chèque boobu man rek exemple bërki démb 400 millions laa jël ku jël 300 liggéey ko décembre jot nga góorgóorlu ba yore woo benn bor loolu femme de développement yee ko man financement keneen koo ko jox ku ne problème am ñu woo la mais ñun bu jaaree suñu loxo problème du ci am moo tax ñun taxaw nañu pour accompagner la sax si loolu nga xam ne dootoo ci am benn problème incha allah rabbi ah nga demandé ñu nag service waaye nit bu dee ñun am nañu kilifa ñëw fii fekk si la ne la ñun ñoo jël suñu loxo teg ko sa loxo kon ñun dama yaakaar ne waratoo ñoo demandé dara da nga ñu war a sant ñu exécuter ko si saa si ndax loolu la ñu sekk ak yow parce que ki ñu booleek yow jaral nañu ko yow aussi wan nga ñu tey boo ñu woowul woon dañuy toog suñuy coin continuer nag suñuy liggéey parce que ñun loolu la ñu bëgg moo nekk suñu deret ñun ñoo bëgg développement fu ñu toog di dimbali nit ñi dañ koo bëgg mais boo ñu woowaatee vraiment toog ak ñun fas yéene waxtaan ak ñun fas yéene dugal sa loxo si ñun ñuy liggéey te li ñuy liggéey mooy développement commune yi formation jigéen ñi financement jigéen ñi kon lu bari bu nekkee sa loxo dañ naan madame la ministre lu si mën a am boo ko dugalee suñu loxo ñu permettre la nga def suivi bi di nga ci am résultat yoo xam ne mosoo ko am kooku moom ñun ñoo ko teg sa loxo beneen bi si des mooy nga ne ñu jàppale la au niveau de Dakar waaw moo tax ma ne la sànq bu jinne bëggee Dakar ku yéeg day daan ñun ay gor lal ñuy set wecc nga lebal ñu ngor nga jàpp si suñu famille ku yàlla solal ndombal tànk suñu famille ñu nangu ko nga ñëw jàpp ko day jaadu ñun ñu rendre la monnaie mooy boo ñu waxee ni nga ko bëggee ñu defale la ko ni nga ko bëggee si kàttanu yàlla ministère yi ñi fi jaar bari na waaye amul benn ministère bu mës a convoqué réseau des femmes c'est une première keroog bi ñu ñëwee ci yow am suñu bësit ki suñu kenn suñu bët ci yow rek lañ ko visé yàlla nag mooy dogal keroog dogalul sa ñëw mais ñu rafetlu ko xam naa boo ñëwoon cat dina la dugg keroog parce que vraiment ñu ngi la doon xaar ak xol ak yéene te yoon yemul si benn te xam naa ne bu ñu amatee bés di nga ñëw ndax mosoo ñoo bàyyi fu ñu mës a dem Kaolack moo gën a sori bi ñu gestoo dañ laa gis nga sekk ak congaan loo xam ne amul benn ministre bu fi jaar sekk kook moom kon ñun ñu ne réseau bi ñun ñoo ne waxal li nga bëgg ak ni nga ko bëggee ñu defal la ko si kàttanu yàlla ñi ngi lay sant nag di la gërëm di la ñaanal yàlla mu lafal la cat yàlla man la may la une très bonne continuation di la wax ne réseau IMSEC yëpp ñi ngi sa ginnaaw si kàttanu yàlla di sant nag suñu présidente Awa Sadio moom dafa ñëw fekk ñu si réseau bi waaye mu nangu ko te loolu yombul madame la ministre gis nga bu ñu nekkoon di politique suñu biir moom bu ñëwee nekk présidente réseau Dakar loolu la yàlla dogal xoola day puusante waaye heure bu ñu nekkee si milieu mu nangu ne lii la yàlla dogal danaan may mun a upp présidente maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér di la wax ne doo wéet li ma la waxoon biñ la ko joxee dama ne wéetoo ñun nga fi fekk ñuy ay ancienne maîtriser ko dinañ la accompagner loolu ñu la waxoon moo fi nekk yàlla na yàlla sàmm ñu yàlla guddal fan yi vraiment yàlla bàyyi ñu suñu biir ba doole bii madame la ministre yaakaar si ñun du ci am benn défaite te xam naa ne boo paree ba mu jàll campagne bi di nga xam ne amoo défaite ci réseau maa ngi sant ñëpp madame Ba nuyu naa la di la ziar di la jox sa yéegu kaay ñu jël nag parole bi fas yéene ko jox maam Bigué Ndaw parce que mooy suñu formatrice moo formé suñuy élément ku nekk mu jox la diplôme yàggul dara yóbbul nañ ko 150 millions mu dugal ko commune am te wutu si dara te day waaj a dolli kon maam Bigué ñu ngi lay jox parole di sant ñëpp di gërëm. yàlla xam doy na ñu dem ba def 232 femmes yoo xam ne formé nañ leen ci département de Dakar ñu waxtaan suñu biir ni lii moom mënul nekk ndun seeti ku ñu jàppale pour lii am suivi ci la ñu am suñu diggante ak IMSEC juddu ñu commencé nag di ñu jàppale xeebuñu luñ ñu jàppale ñu nekk seek ñoom ba bërki démb le 27 décembre la ñu yónnee chèque indil Moussa Ndiaye chèque 150 millions actuellement mën naa wax Yoff rek boo fa duggee Yoff parce que man sama réseau dafa tasaaroo réseau des femmes travailleuses boo duggee Yoff kese financé nañ fa 1013 femmes muy am nañ fa plus de 100 groupements yoo xam ne chaque le 18 boo ñëwee ci centre bi nekk gannaaw Philippe Senghor da nga ñu fay fekk ñun loolu la ñu di liggéey nag ci formation comme ni ko madame la ministre waxee ndax dafa jot nag
formation yi ñun jigéen ñuy def mu feeñ ci réew mi mu génn ci réew mi mais li ñuy formé bari na macha allah te lépp bu nu formé ba mu mokkit dañ koy denc ci néeg yi dem ci magasin yi wala dem ci yeneen béréb yi jënde ko fa ñëw mel ni masuñu koo jàng kon ñun suñu relation noonu la madame la ministre doon nga ma gën a jaaxal boo xaaroon ba élection yi egsi nga wooñu fii boo xaaroon ba élection yi egsi nga ni kaay leen ma jàppale leen mais man de sama témoignage benn la du mas a changé mooy da nga ñoo jàppale keroog ba ngay ñëw Yoff man ma bokk ci délégation bi ngay recevoir ngay ñëw di financer jigéen ñi boobu dara xewul mënoon nga xaar ba tey nga woote te boo wootee ñu wuy si la loolu duñ ko mas a fàtte madame la ministre def nga département Dakar loo xam ne benn ministre defu ko il faut ñu am courage di ko wax madame la ministre ñun ñu fol la nga dem ville de Dakar dina dalal suñu xel parce que bi li nga yor nii bàyyi woo ñu fàttew saay boo doxee ñaari pas gestu ndax ñu ngi dox wala doxuñu duñ ko xeeb mukk ndax mbooloo jigéen la fukki nit bu laalee ñaar ñun ñëpp dañuy jàpp ni laal nga ñu madame la ministre yéeneen la département Dakar damay wax tey sama wax mënoon na bañ a bari barki démb nga ma recevoir ak le cadre de concertation mais day bari mooy ñun jigéen tey bu ñu neexee waat ni département de Dakar madame la ministre dina fa toogi bu neexee tey ñu waat parce que loolu moo tax ñu di ko waat mooy 52% lan ni mooy nekk ci dëkk bi doon ay jigéen ñu yor suñuy njaboot bu dee fukk nan jàpp ni juróom-ñett ya dinañ ñu déggal kon bu ñu neexee ñun ñu waat ni département de Dakar moom du ko xëccoo kenn dina ko gañ mais nag engagement la laaj cawarte la laaj ak wax am fulla comme ni mu ñu koy wane ak fayda ba le 23 ci ngoon lu mën a xew muy vivre rek lañ war a am ndax nag liggéeyu le président Macky Sall damay wax ni ku manul gis doo làmbee daj ko te moom mi mu teg sunu kanam nan jàpp ni bisu fay bor la mooy nan ko jàppale xam ne bu demee fële man de sama xel dal na campagne bi nag wax la campagne bi du tëdd sa lal campagne bi du jóge fii rek ni ministre mi madame la ministre nee na campagne bi da ngay dox da ngay wax sa njaboot ngay jiital njëkk si ndax kër gu ne lu mu tuuti fii Sénégal la 10 cartes dina fa génn kon nan ko assuré te ñun ñii ñëpp ay présidente lañu lu waay tuuti jiite nga fukki nit kon nan ko def fulla ak fayda gàcce la si ñun nag yàlla bu mu am ñu dellu fii ñu naan le 23 ñuy wax leneen yàlla bu mu am kon loolu si ñun la aju madame la ministre wax ji gudd na warul woon gudd maa ngi gërëm maa ngi sant di woo sama ñëpp jigéen ñëpp ñun nin fi tooge ak ñanuy fekk ñi waroon ñëwuñu nan wàcc ci terrain bi comme suñuy nawle ñu battre campagne le soir le 23 ci ngoon madame la ministre jël ndam la. madame la ministre dañu nekk ci affaire yi financement mais avant lii dafa fekk nag ñu nekk ay politiciennes man mii di wax ak yow j'ai été jeunesse socialiste j'ai été au bureau exécutif national et à l'union régionale de Dakar kon nag defe naa xam nañ luy politique yow nag boo soxlaa ku soxla dina toog ci suuf parce que yaa ñu ko ji ay jigéen lañu la ñuy dàqe mu jëm ci àll ba dañuy dàq mu jëm ci biir kër gi ndax nag ministère de la femme bu ne jaar na fi mais nag ku mel ni yow tabaarkalla macha allah Jóob barewu fi yaa ngi suñu biir guddi yaa ngi suñu biir bëccëg fu ñu tourné rek gis la nga jox ñu fit nag ci côté bu ne IMSEC tam jox ñu fit ñu mën a ànd nag dégg nga ak suñuy mbooloo ñëw tey wuy si la bërki dee mboo njaay Fatmata Koma mi inauguré na benn boutique communautaire boo xam ne keroog kuy jigéen rek soo fa taxawee sa xol sedd na ñu wëlbatiku awañaamee day def opération mu ngi ci poulailler mu ngi ci lu nekk di dimbali les veuves militaires waaw ñu wëlbatiku am beneen exemple nag muy Maymuna si parce que ku soxorul doo gërëm waaw Maymuna man réseau bi boolewu ma ak yow sama sœur nga bërki démb bi ma ñibbee maa jëkk a dugg ci cadre de concertation pour gërëm la parce que j'étais fière ñëw fu toll nii kii akapes terrain akapes mu fees dell ak nit ñu daal di dindi chèque 400 millions jox la femme bu fa toog bëgg a bokk IMSEC ku nekk di laaj naka laay duggee ci réseau bi kon loolu ndam la waaw ñun ñëpp nag ku nekk bi ngay ñëw da nga ànd ak 10 personnes
10 personnes yi nga àndal yëpp ku nekk da nga am gannaaw kon nag madame la ministre bu ragal dara bu ragal dara parce que dañ ko segg jël femmes yi ñu àndal yëpp ku nekk da nga am gannaaw dégg nga kii toog nii madame Mbacke HLM la ne dégg nga ñii ñoo yor daayira Chérif Xutub parce que ñun nag lu ñu mënti def il faut ñu rax ci Cheikh na Cheikh Saad bu ndax moom la ñu xam waaw moo tax nag fu ñu jëm rek il faut ñu boole leen suñu biir waaw bu ragal dara Jóob bu ragal dara ñu ngi sa kanam ñu ngi sa gannaaw bu ragal dara Awa Sadio une fois de plus merci ngërëm li ci sa loxo laa koy teg nga wàcce ko présidente nga boo xam ne yaatal nga di nga concerté wu dégg nga te luñ la xel doy na la dégg nga te nag l'union fait la force te groupe de 12 bi ñun ñëpp benn lañ waaw madame la ministre bu ragal dara bu soobee yàlla. di fa maye consultation gratuite te dañoo bëgg mu ñëwaat yëmbal waaw bëgg nañ mu ñëwaat yëmbal parce que yëmbal ay femmes battantes ñu ngi fa ay jàmbaar ay liggéeykat ñu ngi ci biir yëmbal ak Dakar nag sori na mais ñoom mën naa ne ñoo feesal Dakar ndax saa bu ñu xëyee jël seen suwa yi mën na ne bu ñu duggee ci oto yi jigéen yëmbal rek ngay gis ñu feese oto bi ba biir Dakar kon donc war nga ñëw jàppale waa yëmbal gis ni ñuy toogee def naa dara umpale yëmbal ndax bokk nga fa yëmbal nag soxla nañ ay financement soxla nañ aussi ay formation bëgg nañ nga boole leen ci seen bopp di leen nemmeeku di leen seet dañ naan yëmbal ñu bari sax bëgguñu fa dem taximaan boo arrêté mu ne bëgguma dem yëmbal te ñun ñu dëkk yëmbal nag dañuy tiitaroo yëmbal ndax loolu rek lañ am yëmbal kese lañ am ku nekk fi nga dëkk rek ngay mooy sa fierté macha allah nag fii ay jigéeni jàmbaar rek ñoo fi toog waaye ñoom it demuñu des fii ba Kër Massar fii ba Pikine def naa ay liggéeykat rek ñoo fa nekk kon donc madame la ministre soxla nañ loolu lépp boo fi taxawee nag war naa fi taxawal bépp jigéen boo xam ne yaa ngi biir yëmbal que ne CSP waaw maa ngi taxawal waa CSP aussi Adja Fadlo mais di liggéeykat di jàmbaar vraiment moom bu jëloon parole dina gis ñuy liggéey waaw ndax dañuy waxtaan ci li muy liggéey man sax dama ne ko dama lay fekk si ci sa liggéey nga jàppale ci waa yëmbal aussi Fatoumata Koma keroog bi muy def feetam mu invité ma aussi gis naa ni nga taxawee foofu macha allah yéen itam jigéen ñooñu ay jàmbaar lañ madame la ministre ñun ñu ngi ànd ak Amadou Xot mi nekk yëmbal di fa liggéeyal Macky Sall ministre bu baax boobu nga xamante ne bii jàppale jigéen rek moo ko ñor dañuy toog ak moom gis na muy liggéeyee li naan boo tëddee sa ginnaaw bandang Macky Sall moom it bu tëddee ginnaawam na bandang ndax jigéen ñi wax naa moom rek la ñuy liggéeyal te moom la ñu àndal te gis nañ ni muy jàppalee jigéen yi mu yoo andi fa Amadou Xot nag muy sunu tiitar wax dëgg yàlla Amadou Xot mu ngi fay liggéey bu am solo biir yëmbal di fa politigal Macky Sall di jàppale ñëpp ku toog ak moom rek sa xol bi day sedd buy kon ñu ngi koy ñaanal le 23 janvier yàlla may leen ndam bu sedd buy te yaakaar naa dina am ndax Macky Sall jàppale na ñëpp jeunes yi ñëpp ñun jigéen ñi nag comme ni nga ko waxee léegi ñun ñooy pap ñun ñooy yaay man de bi may ñëw fii léegi la ma sama doom ne ma dadaa aw ma big jox ma jënd foofu big ñoom duñu laaj pap yaay rek la ñuy laaj kon jigéen moo jar a jàppale def naa boo dee jàppale jigéen ñu ngi ko jàppale 90% yëpp da nga koy jox jigéen ndax góor ñi dinañ def de mais mënuñu dem sans ñun ndax daanaka sa dépense ñoom ñoo koy joxe dañ koy séddoo ci digg bi kon ñun jigéen ñu jar a jàppale nañ dañuy bañ a guddal wax ji mais lu ñu war a wax bari na dañuy bañ a téye parole bi mais ñu ngi remercier ñi salle bi yëpp ndax ay jàmbar rek ñoo fi toog te yaakaar naa ne jëli na seen carte d'identité yu bees yi war a voté waaye ñuy ñaan nag képp koo xam ne jigéen nga ren jii na nga voté Macky Sall Benno Bokk Yaakaar incha allah ñu jël ndam li ba nga xam ne buñ fiy dellusiwaat fii nañ fi dellusee di fête sunu victoire incha allah le 23 après le 23 ñu ngi ñaanal ñëpp ndam di ñaanal jigéen ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale ci projet yi yëpp ñu am yàlla teg ci loxo ba lépp egg macha allah. nuyu bu baax kenn ku ci ne turam ak santam di jiital nuyoo bi nag ci suñu kilifa madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng di suñu xarit di suñu àndandoo ndax moom jigéen ñee ko tax a jóg
madame la ministre ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal di nuyu sa assistante bi toog muy madame Ba ak ñi mu àndal di leen sant bu baax a baax di nuyu bu baax nag suñu càmmin monsieur Thiombane congaan bu ñuy wax ci moom fii ba suba du jeex xam nañ sa digganteeg moom xam nañ suñu digganteeg moom di nuyu Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu suñu chef d'agence yi sans fàtte chef d'agence Mbambilor ndax di nuyu toutes les présidentes qui sont là maa ngi leen di nuyu bu baax a baax su ma limee rek day xaw a gudd mais dinaa ci citer suñu présidente muy Adja Awa Sadio di ku ñàkk ki ñaan di nit ku baax di nuyu Maymouna la vice-présidente di nuyu bépp ku fi toog rek maa ngi lay nuyu madame le ministre dama lay jox yóbbante monsieur le ministre d'État Ismaïla Madior Fall monsieur le ministre dañ ñu ko monsieur le ministre dañuy dem wuy ji madame le ministre Adja Ndeye Saly Diop Dieng mu ne yéen a ngi seeti sama xarit yéen a ngi seeti sama jigéen su ngeen demee ngeen ni maa ngi koy nuyu bu baax a baax monsieur Ndiagne Diop tamit ma ngi lay nuyu bu baax a baax ndax waxante nañ ci suba sànq rek la ñu tàggoo ci téléphone man ak moom nee na ma ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur le ministre Omar Gueye aussi tamit ñi ngi jokkoo ak moom nee na ma ngi lay nuyu bu baax di la sant ndax yow xam nga ni commune Mbambilor Sangalkam sa fief la madame la ministre keroog bi nga fa ñëwee indi fa financement bu duun macha allah ba léegi gars yi Mbambilor yeeg Sangalkam noflaay ñëpp séntu nañ ci di nuyu nag sama waa kër yi fi ñëw li ko dooree ci adaaru gi ak délégation bu jógee Mbambilor bu jógee noflaay te kaddu yi nga fi yëkkati macha allah dal na xel ndax kaddu liggéey nga fi wax kaddu ñëw leen ñu àndandoo jëriñu kaddu ñëw leen ñu wuti indi teg son excellence monsieur le président de la république dafa teg son plan le Sénégal émergent man le Sénégal émergent ni nga ko waxee sànq bi nga koy wax maa ngi naan madame le ministre wax dëgg yàlla li mu wax rek parce que émergence yi lii lañ ko gisaan jigéen ñi ñii ñoo yor émergence su réew mi jigéen ñi bu ñu leen formé financé leen formaliser leen jox leen ni leen dem leen léegi Sénégal dem kanam naam yéen a ngi koy def mais madame la ministre dañu bëgg ngeen dolli ko surtout ñun ñi féete côté ñaay bi ndax ñun suuf saa nga fa ndox maa nga fa kattan baa nga fa jigéen ñi macha allah boo xëyee 4 heures du matin da ngay gis jigéen ñu ñaay bi ñu ngi ci oto yi ñu ngi ci oto yi fan lañ koy indi Dakar lañ koy indi légumes yaa nga fa haricot yaa nga fa lépp nga fa macha allah kon ñun madame la ministre xam nga lan la ñu bëgg des unités de transformation soxla nañ ko ci ñaay bi parce que tamit dañu am ay légumes yu bare yu ne foofu te mi ngi yàqu naam am nañ des unités de transformation mais dafa doyul kooku ña ngi la koy ñaan suñu mbébét la nga jàppale ñu ci des unités de transformation beneen bi aussi des renforcements de capacité soxla nañ ko ndax am nañu ay formation yu ñuy def parce que ñun suñu équipe suñu réseau bi dafa am ay équipe de formateurs ak de formatrices mais dafay laaj moyen pour ñu jàppale les formateurs pour ñu mën a def les formations te mooy yooyu ci yéen ñi lañ ko yaakaar ñu ne nag beneen point bu ñu bëgg mooy accès à la terre madame la ministre jigéen ñi soxla nañu suuf si nag bu ñu moomal seen bopp bay liggéey zone ñaay be macha allah dañuy gis suñu ay càmmin di liggéey ñu ko ci liggéey suñu ay tool dañuy loué jigéen ñi fi ne dañuy loué ay tool mais bu ñu amoon suñu suufu bopp ba def fa suñu unité de transformation def ko suñu ay tool kon lu ñu bëgg Sénégal dina jëm kanam ma lay wax rek ni la pour Dakar madame la ministre bul tiit bul jaaxle ndax ñun dañu yor réseau national et international ñun Dakar foo soxla ñu nga fa kon lii ñu bëgg muy suñu mbébét di réussite APR di réussite Benno Bokk Yaakaar muy lan muy le 23 janvier urne yi fa nekk rek Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar commune Benno Bokk Yaakaar ville Benno Bokk Yaakaar département ñun nag Tëngéej mokk na rumbax ndax le ministre d'État Ismaïla Madior Fall li mu liggéey Tëngéej
Ismaïla Madior Fall li mu def Tëngéej ci ñetti at yi ci ginnaaw waa jooju bés bu taxawee ni Tëngéej la soxla Tëngéej yëpp jug taxaw macha allah ña ngi koy ñaanal yàlla di la ñaanal yàlla yow tamit Dakar gii nga bëgg ni foofu dañ la si jàppale dañ ciy dem ak yow ba jeex kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni bépp membre bu fi teew maa ngi lay nuyu di la ziar di leen ñaanal yàlla di leen wax ne su ngeen demee kenn ku ci ne na ngeen dellu ci seen mbooloo yi ngeen xamal leen ni 3 votes la parce que ñu ci bëri xamuñu ko xamal leen ni commune am na département am na ville am na ville nag waa Tëngéej moom jox leen Ismaïla Madior rek mu jeex jërë leen jëf. am na leen yàlla may gudd fan gu ànd ak wér ñu yàgg fi lool di ñu ñaanal ci daraja Yonent bi madame le ministre kontaan nañ ci dalal bi jërëjëfati ndax wan nga ñu ne ñu ngi sunu biir kër jërëjëf. maa ngi jël nuyoo bi nag di ko commencer par DG Thiongane parce que li mu def cuune mënu ko ku soxor mënu ko ku iñaan mënu ko présidente Maïmouna dama lay biral ni su ma nuyoo DG Thiongane li tax ma la ciy teg dangaa sës ci mën rëkk te rëkkuloo nga nekk sama vice présidente réseau bi di benn réseau rek muy réseau de Dakar nga am liggéey bu am solo booy def man li ngeen di def ci affaire wàllu transformation fruits et légumes jàngalekat la xëy na dinaa ci suivre rek mais yu ci bëri aw ma ci notion ma leen di gis ngeen di liggéey bu rafet laaw la cat ci jigéen ñi yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla suturaal yal na leen yàlla bàyyi ci seen kanamu njaboot gi ndax nag bu ñu gërëmee Maïmouna dinaa ci dellu siwaat ñu ngi ciy teg directeur ndax Mor Xulle nag macha allah tubaarkàlla mention spéciale la ma ko waxoon grand théâtre rek ba ñuy xaar madame le ministre ñëpp naan ana madame le ministre ana madame le ministre madame le ministre mënoon nga ñëw yónnee sax benn nit barke Mouhamed dañoo xaar ba timis passé ñu ngi xaar defe yaakaar di nga ñëw mais nag xam nañ ni que ce n'était que partie remise macha allah wallaay xam nañ ko dañuy bëgg rek mais yàlla mooy dogal bu ñu jógee ci Mor Khoule di nuyu chef d'agence yi à travers les chefs d'agence dañuy jël nuyoo bi ñu teg ko ci Moussa jërëjëf Moussa lii ngay def yëpp chef d'agence bu nekk fa nga nekk li may wax ñeme naa ko de buñ ko doon doxalee nii dem ci ministère yi di leen jëli di leen génne di leen wax ne am nañ ay jigéen yu ñuy liggéeyal kon DG Thiongane defe naa ni moom fi ñu ko seenu nañ ko fu kawe sax mais dina kawe njortam lay tam ñu ngi ci sax waaye nag yow da nga cee gën a fësal njaay jàppale nga ñu yërëm nga ñu yiir nga ñu fonk nga ñu bëgg nga ñu yow fu ñu nekk yaa ngi ci suñu wet wan nga ñu ni bëgg nga madame la ministre waaye nag loo ko bëgg jigéen ñi nga àndal bëgg nañ ko ngir Thiongane bëgg nañ ko ngir yow te daan ko jàppale ci daraja yonent bi ñeenti entité ñoo fi nekk ci réseau bi muy CSP présidente bi di Maguette Diop te defe naa nuyoo bi su ma ko jëlee teg ko ci loxo Maguette Diop matale naa képp koo xamante ni yaa ngi CSP ndax ñoo fa àndi bokk di liggéey ak Fadlo Fall macha allah tubarkalla te dara ñaawul yal na yàlla laf cat ma ñëw ci Liberté 6 di dellu siwaat ci sama sœur sama xarit ñu bokk ca ndox ma ca géej ga ak dex ga bokk waalo muy Adja Maïmouna Sy Adja Maïmouna man concertation rek moo ma war man àndandoog yéen rek moo ma war man jàpp leen rek moo ma war man fonk leen rek moo ma war parce que damaa ñëw ci seen biir xaw ma dara keroog ba may ñëw maa koy wax toujours sama frère moo gaañu ñetti fan bi ma ñëwee nekk ma sax waaye yàlla lu mu dogal mu nekk yow keroog fekk na yaa ngénte sa doom ma nekk fa waaye su ma fa nekkoon nga nekk fa ma tegaat ko ci sa loxo ndax maay yow yaay man ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay di liggéey bu rafet yal na yàlla lafal la cat yal na yàlla bàyyi la fi bàyyi sa njaboot nga yàgg ci sama doom yooyu yàlla na nga fekk seen njëriñ ci daraja yonent bi mère Aram nag gudd fan gu ànd ak wér rek lañ koy ñaanal ndax képp ku taxaw Liberté 6 rek yaay Aram gërëm na la sant na la yaay yàlla na nga fi yàgg
yàlla na nga fi yàgg te wér ci daraja yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooloo mi nit jigéen ñu baax ñu nekk rek Liberté 6 Aïda nuyu naa leen yéen ñëpp. may ñëw ci waa Dalifort présidente bi de Aïssatou Sarr nekkoon ak sama tante boo xam mi ngi woon RTS macha allah yàlla weddi muy Aminta Mbaye di nit ku baax musuma xam ni sax moom la ñu ndayalee Soda Jong mi nga xamante ni ci Diouf Sarr la nekk di liggéeyal Diouf Sarr ndax ñun président de la république a ñu ñor Aïssatou jërëjëf témoignage boo wax ci biir groupe bi rek ci yow la nekk may mun a fu mu nekk war naa gestu gisuñu te su ma gisee gis la rek mel na ni réseau bi yëpp toog nañ ci wetam. organisation de la femme kenn ku ci nekk bëgg loo moomal sa bopp banque neex na lool aka waa IMSEG a gore aka ñoo baax mais ñoom dañuy gunge te gunge bi dafa am fu mu yem jigéen ñëpp war ci bàyyi xel rien n'est éternel dans cette vie là da ngay xëy suba teel boo leen di sax ci groupe macha allah ñu xëy suba teel balaa financement ba di génn ñun la ko génn àdduna ñuy daw rek ndax jigéen ñi ndax ñun ñuy jigéen di yaay yor kër yi góor ñi kenn sikku leen li ñu yoonu bari na lool harcèlement bi li koy indi li ministre wax léegi nii ñàkk gu metti ak tar gu metti rek naqari deret rek soo ñëwee boo wax ñu xëpp ci kaani waaye yow neel waaw rek te bu subaa soo xëyaat nekkaat ci waar wi ndax njaboot gee tax lu ñu def suñu njaboot gee tax te luñ ci def yàlla nañu ko yàlla delloo. madame le ministre loo li ngay wax ci sur le plan technique rek defe naa ni ñoom may mun a wax nañ ci transformation yi ak Adja Diary ndax ñooñu ñoo ma ci gën a dégg macha allah ci affaire harcèlement boobu noonu dañu ci doon def benn caravane du 26 au 30 pour la ratification de la convention C190 bi nga xamante ni ça porte sur le harcèlement et les violences faites pas aux femmes sax dans le monde du travail ñu nekk ci jamono ju tar joo xamante ni booy liggéey doo am sécurité foo mënti nekk ci àdduna yaa ngi ragal soo génnee di liggéey fajar jigéen ñi nekk yor seen ay paan 4 heures du matin su ma sëppoo dama leen di gis sama yaram day daw parce que dama naan ñii li leen mën a fekk ci mbedd mi kenn xamul nu mu toll ñu gis dëkk bi deret ju bari ji rey yu bari yi yu ñaaw yu atroce yoo xamante ni kenn musul xalaat ci àdduna dinañ dund ba egsi fii tey ñun nag ñuy jigéen am ci suñu part de responsabilité ñun def nañ caravane boo xamante ni ñeenti fan yooyu dañoo jóge Dakar dem Kaolack jóge Kaolack dem Ziguinchor jóge Ziguinchor dem Tamba jóge Tamba dem Ndar guddi yëpp la ñuy voyager ak ni yoon wi met ak ni mu xate ak ni mu lëndëme guddi yëpp dañuy voyager des fois ba 3 heures du matin la ñuy yegg ci benn lieu suñu xëyee def suñu li ñuy def liggéey ñu yàgg di ko liggéeyal toog rek nag di xaar rek te xam ni yàlla day ñëw yàlla indi ñu ba ñu jàkkaarloog yow moom la ñu bëgg di ko nooyee moom la ñuy liggéeyal fa ñu nekk zone bu ñu mënti nekk man Awa Sadio Ndiaye de man xam naa def naa 19 ans école Soprim de bañ naa ko ba xam naa ni marché Gueule Tapée moom ba mairie ba booy laajte neel madame Faye rek ndax tur wi sax xëy na dana réer waaye ku ma xam-xam ma ci Macky Sall du ma changé xalaatuma ko du ma transité xalaatuma ko du ma transhumé xalaatuma ko du ma transité dem feneen du ma transhumé transhumance c'est le mot damaa bëgg yaakaar naa ni ñi fi toog ñëpp sax Macky lañ moom fii moom gis ma fi ko fi dul Macky te boo ku nekkul Macky di nga doon Macky ndax lii tax mais lii ku mu doyul dara dootu la doy maa leen soxla ñëw leen ñu waxtaan maa leen soxla ñëw leen ma dalal leen nga ñëw dig ñu añ dig ñu boo ñu diggee boo jox ñu añ boo ñu diggee reer dinañ ko gëm recevoir nga ñu barki dee moo ñaar recevoir aat bi macha allah yal na la yàlla may ndam may ko ki nga xamante ni mooy président de la république yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko alhamdulilahi rabil alamin yàlla bu ñu ci gis dara lu ñu naqari ci kàttan suñu borom violence yi yàlla na ko fi yàlla yemale kenn bëgg ko kenn ku ci nekk dañu bëgg ñu def ko ci fair play Macky war na leen li mu mëne bu wax ja baree du moom bu jëf ja baree moom la maa ngi gërëm maa ngi sant maa ngi ñaan jërëjëf. xam naa wax ji moom dootul gudd parce que je pense que jël kàddu ñëpp ku ci li nga wax rek leçon la delluwaat ci amul solo parce que j'en pense ku ci ne message bi nga jàllale message bu am solo la di nuyu ñi fi teew ñëpp di remercier vraiment bu baax remercier encore le directeur général mon frère Thiongane maa ngi koy remercier bu baax
di ko sant bu baax parce que opportunité bi ma may nii yombul waaye engagement am ci réew mi mu comprendre li nga xam ne mooy enjeu yi moo tax mu ubbi opportunité yi ñun ñëpp ci même cours bi la ñu nekk di yëngatu on est dans la même cours di évoluer ku ne dugg di génn ku ne jéem a fexe noo améliorer ses conditions de vie ñun ñëpp jigéenu Sénégal ñun ñëpp benn lañu li ñu bëgg benn la fi ngi jëm tam benn la dañoo bëgg suñu réew développé wu nekk un pays émergent ñu bëgg suñu réew am taxawaay boo xam ne réew yi ne ci àddina bi yëpp kenn du ko ci jiitu te mën nañ ko am na expertise bi am nañ taxawaay suñu président de la République am na taxawaay bi tamit ñi fi taxaw di wax ku ci nekk rek jàmbaar nga parce que jigéen li muy wax toujours rek ne leen dañoo xamul suñu capacité dañ ko sous-estimer Sénégal ñu ñoo nekk au cœur de tout li ñu wax léegi ci politique bi ñun ñoo yor politique bi ñun ñii la tey boo demee ci benn rencontre politique koo fekk ay jigéen nga fa fekk suñuy woote mobilisation jigéen la ñuy woo suñu amee loo xam ne ñoom lañ soxla te mu nekk tey loo xam ne jafe-jafe la jigéen la ñuy woo mu nekk autour de la table pour résolution conflit yi kon ñun on est au cœur de tout ce qui se passe dans ce pays léegi nag li ki des mooy ñun ñu am taxawaay ñu àndandoo jàppante solidarité dafa baax li ma wax ne déjà duñu minorité majorité lañu ci réew mi ñu ëpp ci réew mi kon jàpp naa bu ñu taxawee ñu war taxawee mel nañu war a mel jàppalante am na poste yu bari yoo xam ne revenir si ñun parce que nag ñu ngi ci voie bi nag tey boo dem assemblée nationale góor day toog jigéen toog nga dem dans toutes les institutions du Sénégal am parité ñu dem dans la gouvernance locale ci commune mu am parité fu am góor am jigéen mu les benn point moo ci des mooy dans les bureaux des communes des localités ñun nag ñoo war a xeex ba bureau bu am fu góor toog na fa jigéen toog ñun ñoo war a bañ bureau yi am nga xam ne nga jël góor mu nekk maire nga jël góor tegaat ko duñ ko nangu dañuy fexe ba góor bu toog jigéen toog ci wetam parce que loolu mooy nekk ça c'est notre bataille ñu ñoo ko war a xeex ba am ko ñu bañ a xeexante suñu biir jàppalante suñu biir tey kàddu fi jóge dama ci am mbégte am ci fier sama yaram da cee daw parce que lu tax président bi mu tànnee Dakar jox Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le ministre Abdoulaye jox ko tey mu nekk candidat dafa ma teg ci wetam man maay deuxième sur la liste Dakar te loolu xam ne tey jii damaa war a am tëdd njaaxaanaay ma nekk ministre de la femme mu jox ma tam ma nekk ville de Dakar am ci responsable loolu jigéen ñi la ko jox bu jàllee jigéen ñu am ndam su jàllul jigéen ñooy dellu ginnaaw kon message foofu la nekk te jigéen toog ci tamit ñu ci bari tamit ay responsable politique lañu ku ne gox ba nga nekk jox na la cër parce que xam nañu li jigéen ñi mën xam nañu lu waatu jigéen ñi xam nañ seen loyauté xam nañ seen engagement te jigéen su ne waaw waaw la su ne déet déet la te fa mu nekk nag kenn du ko fa jëlee Awa Sadio wax na ko léegi nee na man du ma jàppale président ba léegi changé moom noonu la jigéenu Sénégal mel góor ñi kay ñoo def te ànd kii bu subaa ngi dem fee waaye ñoom ñun fu ñu xase foofu la te ku ñu xase bëgg nañ lay jàppale président nag xam ne jigéen dañ ko bëgg bu baax di ko jàppale tam bu baax mu xam ne tamit jigéen ñoo ko fal fii jigéenu Sénégal koo wax mu ne président laa bëgg xam nga lu tax ñu bëgg ko dafay liggéey daf ñu amal njariñ boobu nag ki la ko amal kooku ngay jàppale parce que nit nag li nga bëgg ki ci nekk yow di rek dimbale kooku nga war a àndal moo tax ma wàcc na ci Ousmane Thiongaan li ngeen doon tey jii yëpp nag tey jii moom moo tax parce que bu ngeen mën a jàppale seen ay nit daf leen jàppale moo tax su gëmul woon jigéen du taxawal lii mu taxawal du def tey réseau des femmes ngeen dimbalante jàppalante ba lépp lu ngeen soxla mu jox ay 200 000 ak 400 000 ay femmes parce que fa gëm jigéen moo tax su leen gëmul woon du ko def man saa yu ma see góor bu ñëw ne man maay président réseau jigéen dama ko ne man dama wax ak yow ñu am capacité ñun mën a suñu bopp nga naan dama jiite ay jigéen man benn góor du wax ak man jigéen ñi laay waxal. dama recevoir benn groupement de femmes barki dem ñëw fi mu nekk ay femmes yu bari ànd ak góor man yow ma ne ko góor yow la ngay wut man maay président ma ne ko non yow pourquoi jigéen ñi da def président pour lan ñu nekk ay jigéen mën a suñu bopp comprendre ce qui se passe am leadership am expliqué ñu ne suñu président doon ne suñu président de yow nangu ki falu leen ko ngeen jël jigéen ngeen jox ko jigéen pour lan non il faut arrêter quand même mu leen nekk ci ministère yi nekk ci kii léegi suñu réseau de femmes góor ñi di ko jël ñu toog
loolu moom jigéen ñi yéen amul loolu nangu leen ko parce que xam ngeen seen valeur xam seen bopp IMSEC di leen jàppale congaan di participer ci développement réew mi bëgg réew parce que bu instable moom day instable ndax dafa leble xaalisam jox ko ay jigéen di leen jàppale kon jàmm la bëgg ci réew mi mu dal la bëgg mu jàppale président de la République mu dem li nga xam ne moom la bëgg ci réew mi vision bi mu ci am mu dem nit nag ku mënta leble mën a fay bor ki lay dimbale di la jàppale ba nga mën a sa bopp dem nekk une femme leader bu gestu la mu bëgg da nga ko ciy fekk si da nga ko war a jàppale te moom président lay jàppale parce que li muy liggéey réew mi lay jàppale ay milliards et des milliards dugal lépp état mënu ko def mais institution yi mel ne institution microfinance di jàpp ci réew mi di indi seen xaalis di ko defal jigéen ñi te lépp mënuñu ko matale ñun état kooku ñun vraiment dañu war identifier jàppale la teg la aussi au cœur de notre programme ñun ministère de la femme parce que ku jàppale jigéenu Sénégal rek ñu nga ko defal ñun suñu liggéey mooy jàppale jigéen suñu liggéey mooy fexe ba jigéen autonome jigéen lépp lu koy gàllankoor rek ñu dugg ci violence yi dañu war a fexe ba mu deñ te yéen am ngeen ci rôle bi ngeen ci war a jouer parce que ay femmes leader ngeen du question financement kese ngeen da ngeen war a dox yeneen dox yoo xam ne mooy programme parce que quand on parle de l'agenda de la femme c'est plusieurs y a les droits des femmes autonomie économique doo yëpp da ngeen ci war a liggéey di ci wax parce que ay outils ngeen am vous regroupez plusieurs femmes ay leaders ngeen war ngeen mën a passer message yi nga xam ne mooy message yi nga xam ne moom jigéen def pour renforcer ko donc opportunité bi tey dama ko magnifier dama ko rafetlu dama gëm ne chaque fois war nañ mën toog ñu ak yéen def le bilan dafa baax ñu def le bilan di xool li ñuy def lan la est-ce que li ñuy def noonu la dañuy war a rectifier trajectoire bi dañuy war a jaar ci beneen yoon naka la ñuy war def ba jigéen ñi mën a seen bopp demal seen bopp kenn dootu leen dimbale parce que ku ñuy financé pendant des plusieurs cycles war nga dem ba mën a sa demal sa bopp war nga soxla benn banque loolu nag liggéey la te jàpp naa yéen ku jaar ci yéen mën na nekk phase test boo xam ne mën na ko jaar ci réseau IMSEC yi fexe ba xam jigéen ñi fi ñu jëlee financé ba fan lañ dem fu ñu toll nga ne ba renforcer leen évaluer ce qu'on a fait sur le financement des femmes je pense c'est important donc maa ngi leen sant di leen gërëm di leen remercier bu baax ci engagement bi ngeen wax léegi ci wax ne nañu jàppale président de la République nañ ko jàppale bu baax a baax a baax parce que jàppale ko mooy jàppale suñu bopp jàppale ko mooy réew mi jëm kanam jàppale ko mooy bëgg nañu suñu réew am jàmm mu apaisé ñu wax suñu doom yi nag ñu wax suñu doom yi nag parce que nag réew avenir am jeunesse bi la xale yi la te xale yi nag seen yaay moo leen dimbale seen yaay moo leen toppatoo seen yaay moo ànd accompagner suñu doom parce que nag jigéen ndamam ëllëg mooy doomam baax doomam tekki doomam tegu ci yoonu jub te loolu nag jigéen ñi am na ci rôle bu am solo buñ ci war a jouer te xam naa yéen a ngi ci loolu bu baax a baax a baax kon ñu ngi wax ne daal ñun suñu bunt ubbi nañ ko pour yéen mosuñu ko tëj waaye gën nañ ko ubbaat pour yéen ci engagement bi ngeen wax léegi ci taxawaay bi ngeen wax léegi ci jàppale président de la République jàppale ministère de la Femme jàppale seen bopp pour que lépp li nga xam ne mu ngi ko bëgg ñu dem ci loolu di remercier encore une fois nag suñu DG bu baax a baax remercier Moussa remercier toutes les agences yi fi teew commencé madame la présidente Awa Sadio di ko gërëm baax di ko sant di ko remercier bu baax ci engagement am taxawaayam ak leadership am ak liggéeyam ak li mu wax ci ñu baax ñu mu àndal di remercier madame la présidente de l'agence de Liberté sama sœur Maimouna comme ni ko waxee léegi sama sœur la moom tam muy jàmbaar di liggéey liggéey bu am solo di ko taxawal di ko liggéey ma xam ko ci bu baax a baax mu nit ku am fulla am fayda ànd ak sunu sœur Anta Sarr Diako ko ñu ngi lay nuyu bu baax wakaam laa jëm ci ngoonee di ko seeti incha allah maa ngi woo ku dëkk wakaam nga ñëw pour fas yéene ñu dem ci fas yéene 19 communes yëpp maanaam su ma fa dee bëgg naa gis waa réseau IMSEC ñu taxaw ànd ak ñun ci liggéey boobu ñu taxaw di si ànd ak ñoom di remercier baax sama sœur Maguette moom tam bu baax maa ngi koy nuyu ñoo bokk baay bokk dëkk yëmbal parce que man yëmbal laa dëkk man tam kon maa lay nuyu di la sant itam di la gërëm di la remercier bu baax a baax itam sa engagement sa taxawaay di ñaan yàlla sunu borom yal na yàlla eggal yëpp di nuyu bu baax a baax madame Adja Diary Niang bu Bambilor ñu nga lim ñëpp foofu samay frère lañu parce que ñun yàlla dafa dogal président dara ñun ñu ànd ñun ñëpp di ko jàppale ñun ñëpp benn lañu bokk ndey bokk bàyyi di liggéey pour jàppale ko loolu vraiment ñu sant bu baax di la gërëm di remercier bu baax a baax sama sœur Adja Awa Sarr moom tamit ci Dalifort di ko Aïssatou Sarr moom tam di ko nuyu di nuyu Awa Niang su ma limee dama juum mais ñi fi nekk ñëpp vraiment maa leen sant bu baax di leen gërëm di joxe rendez-vous le 23 janvier incha allah bëgg naa vraiment su ngeen demee seen mbooloo yi ngeen àndal ngeen wax ak ñoom ñu jàppale président de la parce que ñu ñoo ko faloon ñu doo ko jox bopp jox ko baat ba par rocc ci làmmiñ ba nañ ko jox outil yi pour mën a liggéey parce que liggéey bi mu liggéey suñu réew lay liggéeyal
ku liggéey sa réew nag da nga ko war a jàppale te ñoo ko fal te tant que mandaam jeexul du fi jóge kon nañ ko jàppale mu teg réew mi ci yoon bi mu ko teg naw ko Sénégal naw ko ci bitim réew kon bu ñu kenn perturbé bu ñu kenn wax yoo xam ne amul bopp amul genn amul sens parce que bëgg rek bëgg a toog rek la toog rek ku yàlla dogal nga war toog di nga toog mais ni respecté institution respecté suñu bopp respecté suñu réew parce que loolu mooy suñu njëriñ ñun ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen félicité bu baax a baax di remercier encore vraiment bu baax a baax DG Thiongaan ci opportunité lu ma soxla ci moom yomb ma ci lim ma defal ci opportunité bi ma may parce que bu ko neexoon lii du am bu ko ne danaa bu leen ñëw bu ko neexoon bu leen vraiment amu leen lu ngeen fuuti parce que ay femme développement waaye femme développement mooy femme rek femme tout court développement politique lépp lu mu doon rek femme yaa ngi ci biir kon vraiment ñi ngi leen sant di leen gërëm bu ngeen delloo ku ne sa mbooloo ma nga na nga passé message bi waxante ak ñoom ñaax leen ci ñu ànd jàppale liste Benno Bokk Yaakaar ba tey président de la République mu am ndam pour eggal liggéey bi nga xam ne moo lu yéene ci réew mi kon ñu sant bu baax di gërëm di remercier ñëpp di wax suñu borom mi nga xam ne moo mën le 23 janvier nañu may ndam lu sedd guy ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam